ñi ñëpp xibaar yi li ci gën a fës tiis ca Ndar théâtre bi di Mbida Birahim Siby la ñu faat guddik dimanche jàpp altine loolu xew ay waxtu rek gannaaw live Facebook bu mu defoon di ñaawlu urbanu sotti ca stade Me Babacar Sèye bi jur caw jamono ji gannaaw ay jàmm dellu si na ca Diohine gannaaw jàppante ya fa woon kilifay dëkk ba leeral ne jullit yi ak catholique yi Diohine amuñu problème te mësuñoo am benn problème at ci bésu tey bi nguur gi tàmbalee doxal loi bi tere mbuusu plastique yi ay nit ñu seen xel màcc ci wàllum environnement gis na ay rëq-rëq am na si doxalinu loi boobu daañu sax xibaaru tàggat yaram chronique culture bi jeexale ak li ci yenn kaay mu nekk li gën a fës ci xibaar yi ne suñu leen ci ay faram-fàcc. El Hadj Ndiogou Diène mbokk yi del di leen di nuyu di rafetlu bu baax a baax seen ànd ak rajo Futur Média xibaaru suba gi dañ koy door ak théâtre bii di Mbida turam dëgg di Birahim Siby dëkk ca Ndar moom nag ñu ràññee ko lool ci théâtre yi faral di génn ci télé yi moom na ñu daal di jam mu daal di fàttu loolu mi ngi xew guddik dimanche jàpp altine foofa ca Ndar mi ngi xew nag ay waxtu rek gannaaw live Facebook boo xam te ne moom Mbida defoon na ko di ñaawlu huile boo xam te ne sotti nañ ko woon foofa ca stade Me Babacar Sèye nga xam te ne maire bi da ko bëgg a def centre commercial mu jur coow jamono ji leeral ak Mouhamed Nabi Sila ñiy yëngatu ci wàllub aar te nekk ci dëkk bi di Ndar am métit gannaaw ba ñu ñàkkee Birahim Siby ñu gën ko xam ci Mbida mu nekkoon artiste comédien bu ñu ràññee ci troupe yu bari ci dëkk bi di Ndar moom nag dafa jóge woon ci stade Me Babacar Sèye bu mu doon def benn live boo xam ni daf ci doon ñaawlu liggéey bi artistes yi defoon ci mur bi bind ci touche pas à mon stade te ay samba boy jël ay huile yu ñuul sotti ka ci mu doon lu mu mettit lu xam nga ku ko def mais c'est nul tey laa ko découvrir tey j'ai aimé non mais léegi lañ ko fi def mais ki ko def léegi la mi ngi nii tooy xet c'est nul c'est pas comme ça qu'on combat lii du combat yu defar nii un œuvre man tey laa ko bu dee dañuy woote ni ñoom bëgg nañ ci jeex stade bi nañ jël miir bi ñoom ñu defar ñu tàllal ñu dem mais tey jii ñu ñëw def lii nii si loo xam te ni démb tey fi lañ ko naan démb pour defar ko démb de 0 heure à 7 heures du matin ñun ñu ngi fii démb di ko defar parce que suñ baba tey laa ko gis gas bi ma ñëwaatee léegi yàlla def ñam ci maa yow celui qui l'a fait ay waxtu gannaaw lu nu mel ci la ñàkkee bakkanam gannaaw jamate paaka buñ ko def booba mi ngi doon ñibbi këram Mbida ñu xamoon ko lool mu nekkoon membre actif ci ARCOS kuréel gi ëmb artiste comédien yi waaye itam mu ràññeeku woon ci taxawub dëkk bi ci lépp loo xam ni aju na ci wàllub téye ko ci anam yu mucc ayib police di ci l'enquête pour xam anu ñi faat Mbida ak itam ci yan anam RFM ci Ndar Géej Mohamed Nabi Sila police bu enquête kon ca Ndar ngir leeral mbirum fàttu kooku di Mbida mu fekk nag police bu Ngent ca Thiès ñoom teg loxo ay ndaw yoo xam te ne dañ doon sàcc di lëmbe ca dëkk ba leeral yi Cheikh Anta Diop daanaka lu toll ci juróom-ñetti waxambaane la ñu teg loxo am na ñu ci am fukki at ak juróom-ñaar ak ñu ci am ñeent fukki at ak juróom-ñaar waa police bu Ngent bu Thiès jàpp leen fii ci ZAC bi ginnaaw bi ñu jàppee àndooy ñu gisoon ko mu tëb ci benn kër génn fa nag ay batterie solaire caméra ay projecteur ak ay ordinateur ay jumtukaay yu bëri ginnaaw bi ko waa police su Ngent tegee loxo la ñu ko yóbbu nag l'enquête ko ci la waxee nag am na juróom ñoo xamante ne ñoom ñoo àndoon doon ko def ñooñee tey ñu teg leen loxo wéyal enquête bi ñu gis ne matériel bi nga xamante ne moom la ndaw ñi sàccoon fii ci ZAC bi nekk fii ci diwaanu Thiès jumtukaay yi nga xamante ne nag dañu ko sàccoon dañu ko yóbbu woon jaayi ko ci marché central bu Mbour ñooñee nga xamante ne ñoom ñoo ko jënd sax teg nañ leen loxo ñoom it ñi nga xamante ne ñoom la ñu jàpp wala ñu taqal leen ci mbir mi jamono yi nag yóbbu nañ leen ci tribunal grande instance bu Thiès daañu leen jàllale ci maison d'arrêt et de correction bu Thiès ñu ngi leen di toppe nag sàcc matériel électronique complicité lëkkaloo waxtaan seen biir ngir def njombe ak jënd matériel bu ñu sàcc RFM Thiès Cheikh Anta Diop. RFM rajo askan wi 8h tegal juróomi minute way ci xibaar yi dem ba Diohine ca diwaanu Fatick semaine ba la ñu weesu fitna amoon fa diggante genn kilifa diine gu fa nekk ay ñenn ñu dëkk ca dëkk ba di ay ndaw ñi nga xam te ne nag ñooy magu dëkk ba daal di ci dox tànku jàmm ba jàmm daal di dellu si ñoom nag ñu leeral ne mbir mi nag du ay coow diggante ay diine catholique ya fa nekk ak jullit yi ndaxte ñoom mësuñoo am benn problème Aminata Goudiaby ci diggu bëccëg gi nag Diohine naaj bi dafa tàng jër ñenn ci ñi nga xam ne ñoom ñoo fa dëkk ngir ndaw naaj bu tàng bi ci suufu garab yi lañu toog di waxtaan dëkk bi nag dafa mel ni jàmm ji delsiwaat na fa gannaaw ba nga xamee ni semaine bee ñu weesu am na ay jàmmaloo yu ñu fa nemmeeku woon Edouard Diagne moom mooy chef de village bi. événement mi amoon moom ñëpp ko méttitlu parce que dafa nekk lu bees ci ñun mosuñ ko xam mosuñ ko foog sax ne mën na am fii
parce que dëkku jàmm la ñoo bokk ndey ñoo bokk baay. Diohine village la boo xam ni ci commune bu Jaareex la féete ne ñu nag ña fay yeewoo daanaka toll nañ ci 5,000 te itam am na yeneen fukki amoo ak ñaar yoo xam ni ci Diohine la bokk. Moustapha Diagne ay atam war a jege juróom-ñaar fukk di métti lu bu baax événement yooyu nga xam ni moom moo fa xewoon ndaxte nee na ñoom xamuñu loolu. bu ma juddoo ba léegi maa ngi koy door a gis daanaka am naa 70 ans mais maa ngi koy door a gis mosuma ko gis non kooku moom keroog la am buggatuñ ko gis fii parce que xamuñu ko. ci Diohine nag askan wi lu ci ëpp ay chrétien la ñu waaye nag seen nekkin ak ñi nga xam ni ñoom ñoo di jullit yi dafa tax bann Abdoulaye Dia moom mooy directeuru école Pierre Naye Maron bi nekkee foofee ci Diohine. da ngay dugg ci kër mën nga fa fekk musulman mën nga fa fekk chrétien mën nga fa fekk animiste te ku nekk da ngay respecté sa morom papa bu nekkee chrétien yaay mën na nekk musulman te ku ci nekk dañ lay bàyyi nga respecté sa religion kenn du la forcé ci dara. dimanche fukki fan ak benn ci weeru avril bi ñu nekk nag ay jàmmarloo amoon na ci diggante benn sëriñ boo xam ne yàggul loolu Diohine ak ay ndaw yu fa dëkk rumeur bi nag waxoon ni xeex bi problème mu diine moom moo ko waral ñi nga xam ne nag ñoom ñooy mag ñi dëkkee ci Diohine ak itam ñenn ci autorité yi nee nañ loolu amul li amoon rek mooy jafe-jafe bu doxoon ci diggante ay dëkkandoo. Aminata Goudiaby Fatick RFM. Aminata Goudiaby jógee Fatick dellu si fii ci Dakar wax lu soxal wàllum wér-gu-yaram ak ñi nga xam te ne ñooy liggéey ci CTE di sant ñi taxaw ñi amee feebaru coronavirus ñoom mer la ñu def tax ñuy yëglu jafe-jafe nag bokk na ci liñ leen fayul seen prime de motivation bu ñu sikkandiku ci ki nga xam te ne moo jiite bànqaasu SUTSAS ba nekk ci hôpital principal bu Dakar El Hadj Mansour Ndaw teg ci tamit ne deuxième vague bi mu tàmbalee ba léegi seen i anamu liggéey dafa gën a jafe ñu gën a sonn dañ koy déglu ci jokkoom ak Ndeye Mour Sène. problème yi ñuy jàkkoonteel métti na métti goo xamante ne nii am nga père de famille am na ñoo xamante ne ñu ngi jóge ba Thiès ñu yore leen 4 weeru ndàmpaay ci motivation Covid nga xam ni Covid ni mu méttee équipement bi nga sol ba nga war ko sol pendant plus de 5 heures de temps ak yeneen yoo xamante ne nii yaa ngi koy jànkoonteel pour di sauver ay bakkan nga toog 4 weer yoo xamante ni motivation yi ñu la war a ndàmpaay jotoo si dara boo demee si ministère ñu ne la kat ministère bi léegi dootul fay dafay subventionné hôpital yi ñoom ñooy fay ba nga dem si hôpital yi ñu ne la ñoom subvention bi ñu jot c'est pour le fonctionnement maanaam pour doxalinu CTE bi rek la léegi ñoom ba léegi xamuñu fa la ñu war a dem xamuñu ministère moo leen di fay xamuñu léegi hôpital bu CTE bi nekk moo leen di fay ministère nee na léegi CTE hôpital moo leen di fay loolay problème bi hôpital nee na moom du fay kenn bu ñuy wax ci lañ mën a waxee muy lu xew si hôpital principal rencontré nañ direction bi nee nañ c'est au niveau du ministère subvention ñoom bi ñu jot nee nañ pour doxalinu CTE bi la te subvention bi fayu ay motivation bokk si may wax benn mbir tamit amul benn CTE bu nekk Dakar fii bu jot mu ndàmpaayu depuis deuxième vague bi ba léegi deuxième vague bi coono bu ñu daj lépp amul benn CTE boo xamante ni jot nga si ñaar dërëm si deuxième vague bi ñu nekk nii ñun nag nar nañoo def incha allah rabbi demain point de presse pour alerter l'opinion nationale surtout le président de la République ndaxte métti na métti goo xamante ne nii ñii di xëy suba di wax ñaata kaa la ñu am dañoo fàtte ni kaa yooyu nekk si hôpital yi ñooñu di leen toppatoo ñooñu ba léegi fay ñu leen te loolu monsieur le président la ñu ñaan mu wax si loolu. mu nekkoon Mansour Ndaw jiite bànqaasu SUTSAS ba nekk ci hôpital principal ñoom kon ñi liggéey ci CTE yi seen jano ak taskatu xibaar yooyu tey jii kon ci talaata ji lay doon ci mbir moom nag RFM jëm na ci jokkoom ak soxna si jiite ressources humaines bu ministre de la santé wante antuwul la des ba léegi ci wàllum wér-gu-yaram ak garab yi nga xam te ni dañ ko jàpp ca Padois semaine bi ñu génn nit ñi nga xam te ne ñoom lañ ci jàpp ñoom démb dañu amoon retour de parquet dañ leen joxaat waa police tax nag kon tey ji la ñu war a delluwaat tribunal ngir jàkkaarloog procureur fekk nag kenn seeni avocat yi ñoom seeni avocat yi leen di layool bokk ci Maître El Hadji Diouf dem janoon nag ñu taskatu xibaar yi ñoom avocat yooyu ñaawlu singale ko ñu gis dañ koo singale seeni client ndaxte nee nañu li njik direction de la pharmacie et du médicament ministère de la santé mooy njàkk ci biir moom ndax ñoom ñoo jox société chinois yooyu ay autorisation ngi ñu mën a indi garab ci réew mi ñoom sax xam na leen tamit ne douane deful dara ci mbir moom wàllum wér-gu-yaram ba léegi ak Kolda foofu nag amul gynécologue di ñuy taxawu jigéen ñi bu ñu wanee lor nee na nag décembre ba léegi amul benn gynécologue bu fa am tax nag ba ñi nga xamante ne ñooy cadre yi nekk foofa ca Kolda di sakku ñu daal di fa indi nu mu gën a gaawee ab gynécologue chef régional bu Kolda dañ ci déglu ki nga xamante ne mooy Ibrahima Kandé nekk secrétaire général bu kuréel gi ëmb cadre yu Kolda ay ñu déglu ko ak Amadou Sabar Ba. ñuy yaay suñuy soxna suñuy sœur ñu ngi dund bu métti parce que hôpital régional bu Kolda dafa nekk hôpital boo xam ne depuis léegi ñetti weer amuñu gynécologue amoon na ku ñu fa affecté woon bon yàlla jël ko mu am keneen ku ñu fa affecté mu naroon ñëw te bu muy ñëw yàlla dafa def ni mu def accident jabaram faatu fi donc mu am ay superstition yu si dugg boobu léegi gis nañ ko Kolda mu ngi nekk sans gynécologue donc loolu mu doon lu métti te ku wax gynécologue
wax santé publique ñu ngi ñaan nguur gi nag ak nu mu gën a gaawee mu indi ñu gynécologue benn wala ñaar ki nga xam ne moom du mën a régler problème yëpp mais au moins Kolda dina am gynécologue bi nga xam ne dina mën a régler yeneen problème te incha allah bëgg nañ sa organiser benn marche pacifique dans les jours à venir à Kolda pour lu wone sunu nakar ci lu jëm ci loolu mënuñu concevoir ko région bu toll ni Kolda bi nga xam ne y a plus de 800 000 et quelques habitants mënul am gynécologue loolu c'est inconcevable et c'est inadmissible. mu nekkoon Ibrahima Kandé di secrétaire général bu mbootaay gëmb cadre yu Kolda tey ñaar fukki fan ci avril mu def at gannaaw bi nguur gi tàmbalee doxal loi bi nga xam te ne day tere mbuusu plastique ci réew mi waaye nag at gannaaw gi ñee ni seen xel màcc ci wàllu environnement gis ne mbir yi am na ay rëq-rëq ci wàllu doxalin bi tax sax ñu sàkk ci nguur gi mu daal di jubbanti mbir moomu ci nu mu gën a gaaw yi Abdourahmane Diallo. benn at ginnaaw bi nga xamee ni wax nañ ni tere nañ fi plastique ci réew mi ñuy yëngu ci wàllum gàncax bi gis ni loi boobu appliqué wuñu ko mu doon li nga xam ni neexu leen Kalfa Fokuba mooy njiitu Case Verte. parce que dafa jot ñu commencé di wër di tere plastique bi di ko appliquer dans toute sa rigueur parce que dañoo am jafe-jafe toon ñi ngi loi bi mi ngi fi waaye teew nit ñaa ngi jëfandikoo plastique li des nag mooy ñu appliqué ko ba nga xamante ne ni kenn du ñemeti def lu ñuy wax di jaay lu ñuy wax outil plastique yooyu ñu tere. parce que du benn emballage dañoo tere ay pipette tere nañ maanaam mbooleem groupe la ñu tere donc loolu buñ ci jàppalul président bi ñun dañuy taxawee ginnaaw ñun lu ñu bëgg mooy président ñu ngi lay ñaax pour nga jàppale Sénégal mu jël pay ci wàllu xeex plastique bi. ñii di yëngu ci wàllum aar gàncax bi tamit daal di tàggat lu toll ak 20 doomu aadama ci ni ñu defalee emballage. ñun dañoo andi proposer ay alternatives yoo xam ne dafay méngoo ak tere ba ñu tere wàllu emballage plastique ak lépp lu ko ñu pipette yeeg ak yeneen emballage yi ñu tere. ñun ñu ngi def une formation sur la confection des emballages en papier craft. mooy bio papier craft yi la ñuy def formation ak aussi les papiers de ciment recyclés pour def ci ay emballage yoo xam ne permettre lépp lu emballage ci papier doon def ak lépp lu ñu doon def rek boobu mën na ko ci anam bu ne. ñii nga xam ni jàpp nañ ni dañu war a aar gàncax bi fas yéene tamit def yeneen i jéego ci département bu Mbour lu mel ni jëmbat ay garab ak xeet gi ni mel loolu rek ngir fexe ba gàncax bi ñu mën ko aar ci ni mu waree. RFM Mbour Abdourahmane Diallo. pour man RFM mooy rajo bi gaaw ci xibaar yu wóor. RFM xibaar yu wóor te wóor. wàllum politique député maire bu Ribo Escale nekk ca diwaanu Kaffrine bokk tam ci APR moom dal ci kaw ñi nga xam te ne ñoo éli lëkkoo yi fexe ci nguur gi leneen ñoom dañuy nax askan wi rax si dolli tamit jegewul leen di taxawu loolu dara amu ci moom Yaya Sow yëkkati yooli kàddu gannaaw ndimbal goo xam te ne mi ngi ko doon jox askanu Koungheul di ndimbal gu toll ci 20 millions ak ñeent su teewoon na fa Oumar Ndiaye. Koungheul département bokk ci gox yi gën a ndóol ci bile diwaan moo di gis-gisu député maire bi di Yaya Sow di sàkku nag ci ay ñoñom ñi am ndomba tànk gestu seen askan ci jamono joo xam ne yitte woon nañ ko. département bi soxla nañu ndimbal te buñ soxlee ndimbal nag du ñu gis kenn ku dul ku dëkk ci département bi am nañu ñàkk ñu ngi fii ci département bu Koungheul soxla nañ ndimbal loolu nag su fekkee ne am na ñun ñi nga xam ne doomu Koungheul lañ yàlla baakee ñu dara ñoo war a wàcc si waat fekkaat leen ci askan bi jàppale leen. moom député Koungheul bii nag di ñaawlu taxawaayu yenn responsable politique yi nga xam ne mbirim la ci ñu woote ab meeting te fekk ne jamono jooju askan waa ngi ci ay jafe-jafe. ay meeting yii ñu ngi soutenir président dangay soutenir président si jëf politique bi ñuy dokkal fii nakaate ak nake amatu fii laak balaa ngay laak di jaay laakal lekk ba pare waaye nga ñëw nga ne damay meeting soutenir président soutien président loolu c'est faux meeting yi dangay ñëw ci askan bi fekkaleen fi ñu nekk seet seen jafe-jafe jàppale leen ci moo ëpp importance fuuf woon nit ñi di leen yóbbu ci loo xam ne amul bopp amul génn. kaddu yu ni mel nag mi ngi ko bëralee nag ci jamono yoo xam ne mi ngi doon jébbalu toll ak juróom benn fukki tonu ceeb ci askan wi yow ci département bu Koungheul gannaaw nag ba mu ko dooree ci commune am ñu jot a am lu toll ak 42 tonu ceeb Koungheul Omar Ndiaye RFM. RFM Sport. yegg si ci xibaaru tàggat yaram ànd ceeg Malal Junior Diagne maa ngi laa nuyu. maa ngi laa fay El Hadj Ndiogu. loo ko doore. football la ñu doore ak lu jëm si fanweer ak ñaareelu journée championnat bu Angleterre démb Liverpool ak Sadio Mané dañoo lajj ci seen yóotu gundoon yóotu ñeenteelu place ci classement ja seen diggante ak waa Leeds la woon dañoo mujj tëwoo ku ci nekk am benn ci sa kangi morom donte Sadio Mané njëkkoon na lakk daay gi ngir fexeel di jox ndam la waa équipe bi waaye ñooña di waa Leeds dañoo mujj égaliser ca ba yëfee desee ñett ci simili kon ba léegi Liverpool dafay daal di desandi si juróom-benneel bi place ci championnat boobule di bu Angleterre. ñu wax itam si coow lu am ci Europe guddi yu ñu toll nii muy sosub lu ñu duppee Super League di fukki équipe ak ñett yu dajaloo
ngir daal di sos seen i jongante bopp na dañoo tàyyi ne ci jongante yi waa UEFA di organiser loolu nag guddi yu ñu toll nii jur na lew-lew joo xam ne ci Europe kenn mënu su ko nat moo ko mbëbee ci xayma. Super League ñaar fukki équipe lay doon fukk ak juróom yi ñoom la ñuy wax membre fondateur fukk yeeg ñaar xam nañ leen ba pare mooy juróom benn yi man ca Angleterre ñett ñi man ca Espagne ak ñett ñi man ca Italie yeneen juróomi club yi leen di mottali ñoom résultat yi ñu def ci saison bi passé ci la ñuy sukkandiku ngir ñu qualifié ñu soog leen a tas nag ci ñaari groupe bu 10 ñuy fubal aller retour poule bu nekk ñett ña jiitu ñoom ñooy génn qualifié directement quart de finale ñi jël 4e ak 5e ñoom jaar ci ay play-off complété quart de finale yooyu ginnaaw bi nag ci la ñuy daje match yoo xamante ne nii benn match rek lay doon te kuñ dóor mu toog kon lum tuuti tuuti fukki match ak juróom-ñett lay doon lum bëri maanaam ñi finaalu 25 match te fi mu ne nii Ligue des champions lum bëri fukki match ak ñett lay doon match yu bëri yooyu nag mooy tax xaalis bi gën a bëri Super League bi war a génne lu toll ci ñetti milliards ak genn wàll ci xaalisu Europe wuuteeg ñaari milliards yi Ligue des champions di génne jamono jii mbir mi lépp nag yëfi xaalis la ndax club yu mag yi yàgg nañoo wax UEFA na dolli Super League bii nag bu jàllee dana rey Ligue des champions ndax moo koy gën a neex ak club yu rëy yi nga xam ni moom lay dajale muy ñi man ci football bi ci àdduna te bu boobaa kenn du fa seetaan ay match yu soofa soof yoo xam ni yu ci mel ni ay Ludogorets Spartak wala xeet yooyu waaye nag ak jàllam moom wóor a dina lool benn club bu Allemagne bokk ci benn club bu France bokk ci rax ci dolli FIFA UEFA ak fédération yi ak association des supporters football yi sax ñoom ñëpp ñaawlu nañ ko dàq ko FIFA ni ku ci bokk doo fubalati coupe du monde fédération Angleterre ni club bu ci bokk doo bokk ci Premier League seen championnat doo bokk ci FA Cup doo bokk ci coupe de la Ligue gouvernement yi sax wax nañ ci ndax président Macron ak premier ministre Boris Johnson nee nañ ñi ngi jàppale UEFA moom nga xam ne mi ngi ñaawlu nag projet boo xamante ne nii ñu siis bëgg lu yokk seen poosi bopp kese moo leen ci dugal ñi sos Super League dañoo mel ni ku inspiré wu ci modèle Amérique bi nga xam ne NBA bi rawatina borom club yi ñoom ñooy daje ci seen biir déggoo ci règle yi du am kenn koo xamante ne nii moom moo leen di organiser lu mel ni FIBA wala déet ngir nasaxal pexem ñoo ñu nas Super League nag UEFA ci altine ji daal dinay changer format Ligue des champions ndax li ko dalee atum 2024 léegi fanweeri club ak juróom-benn ñooy qualifié. loola mooy kon lu génn ci ndaje waa UEFA démb ñoom itam ñu daal di soppi seen taxawaay ci yooyu le jongante jëm ci Ligue des champions ngir gën ko yaatal waaye itam yokk koom ya ngir ne fexeendi ba lay équipe yooyee ñaxtu ñu mën koo tegandi ci suuf ba mu mën a antu leneen itam des ko waxtaanee mu jëm si wàllu tennis de table Sénégal nag am nañu ndaw bu leen di toogal ci Jeux olympiques ya moom Ibrahima Diaw la wuyo la mu bëgg nag mooy ne yëkki raaye réewum Sénégal gi ca Japon googu indil nu médaille des olympiques Ndeye Mour Sembène gan la ci kër gi moo noo xam lekk moom. Je m'appelle Ibrahima Diaw laa tudd 28 ans la am di jouer pour fédération sénégalaise bu tennis de table sama mbébét mooy fexe ba def promotion tennis de table ci Sénégal. À travers le Sénégal. loolee moo nekk mbébétam moom international sénégalais bi mi ngi door ak football waaye mu mel ni loolee nekkul woon li ko yàlla xiir ndax ab pongiste international la mujjee nekk si bu muy am fukki at ak juróom kot lañ ko sélectionné si équipe bu France moom Ibrahima Diaw ñeel championnat d'Europe junior. yamu si mu gagné tournoi am bu njëkk. J'ai été sélectionné à l'âge de 15 ans. bi ma amee 15 ans lañ ma sélectionné pour championnat d'Europe yi ma daal di nekk champion d'Europe ci junior yi ci laa dem après ci équipe de France ci xale yi après ma jógee ci équipe bi ngir door sama carrière professionnelle sama premier contrat professionnel dama ko signé bi ma amee 18 ans ca Normandie. dans un club normand. mu am jaar-jaar bu rafet sénégalo-malien bi mu njëkk qualifié ci Jeux olympiques ci atum 2020 mu ngi ñuy xamal li mu nar sa Tokyo. mes objectifs à Tokyo. sama mbébét ca Tokyo mooy am médaille dëgg la asiatique yi surtout chinois yi ñoom ñooy favori waaye man jot naa daan numéro 1 bu Nigéria ndax moom participé na lu bëri yoon Jeux olympiques yi door naa ay japonais yu bëri ay coréens ay allemands waaye tamit yu bokk ci équipe de France di ñoom ñëpp nekk ay joueurs yu am ay palmarès yu baax. qui ont un palmarès énorme. moom ndawal pongiste international bi bëgg-bëgg moom moo di nekk ambassadeur tennis de table ci JOJ bu Dakar ñu koy amal atum 2026 rax si dolli jàppale ndaw ñi ngir ñu bëgg sport bi le. tubarkalla Laaji. Diagne kon ma ko noonu. kon ma nga sama kuréel gi may sos lan mooy war a doon sa taxawaay ci kuréel gi. loo ma sos rek. dama bëgg soppeeku bàyyi ma ci mi nekk kilifa diine. damay sas tarixa ca Ndar. Badou li nga gis image moo lay jay moo lay jay di. tubarkalla di gën a pour man jërëjëf. mooy rajo bi gën a jege askan wi. RFM rajo bi jaamu seen soxla. yegg si ci xibaar yi soxal wàllum aada ak cosaan chronique culture bi ak Anna Rocha.
maa ngi leen di nuyu mbokk yi tey jii ñu gën a xamante ak groupe de musique bi di Souhat juróom-ñetti artistes musiciens yoo xamante ne fu ne la ñu jógee ñoom nag ñuy proposer ab style musical bu bees ci weer yi ñu dëgmal daañu siwal seen album bu mujj yeneen i leeral ak Mama Soukana. Souhat, un groupe fondé en 2019 et composé de musiciens venus d'horizons divers. Le but, créer un pont grâce aux mélodies africaines et rendre hommage aux grands hommes de la musique sénégalaise. Issa Dial est le manager du groupe. On fait de la musique et ensuite on a mis une couleur africaine avec des instruments africains que le talking drum comme on le dit ou le tama, tels que les percussions. Ensuite on a mis le métissage avec les genres, le jazz d'origine africaine ou encore les musiques de découverte comme le funk ou encore le rock ou la musique reggae. Quelque part, on veut également être un porteur de message. Le groupe est composé tout au plus de 8 membres. Il y a 4 Sénégalais, un du Congo, un de la Côte d'Ivoire, un du Bénin, un Italien. Ce groupe panafricain veut sortir de l'ordinaire tout en proposant aux mélomanes une nouvelle musique. D'abord la rupture. On ne va pas retrouver ce que nous avons l'habitude de connaître sur le marché local, pour ne pas dire le mbala. Avoir une musique d'ouverture. Partiront des classiques africains et sénégalais tels que le Goumbé, tels que le Yela, tels que le Boukarabou, pour les mixer avec des instruments modernes et offrir aux Sénégalais et au reste du monde une nouvelle musique que nous avons appelée l'afrobeat jazz. Mais aussi des thématiques qui vont dans le sens des droits de l'homme, de l'unité africaine, de retour aux valeurs et à l'histoire africaine. Les Sénégalais et la diaspora peuvent découvrir le nouvel album du groupe Souhat en fin d'année. La sortie est prévue au dernier trimestre de l'année 2021. ci wàllu cinéma équipe Dakar Court bi daal dina siwal ni ki démb ay bés ñeel ñeenteeli édition festival boobule dina doon juróom-benn fan jàpp fukki fan ak benn ci weeru décembre gi ñu dëgmal appel à film bi nag daañu ko lancé ñaar fukki fan ak juróom-benn ci weeru avril gi ñu nekk mbokk yi fi lu ñu yem ci seen chronique culture di leen jaajëfal bu baax a baax ci déglu bi dig daje ëllëg incha allah. Savon de Marseille créole seen gamme Opalia ak Kabirex ñoo leen di may li ci yéenekaay yi. li ci yéenekaay dañ ci ànd ak El Hadj Assane Gueye. observateur xëyee nataalu président de la république ak waaxu wu dëgër wa yéenekaay bi ne doxin beneen la jógtee ngir yëf ya bar gën a gaaw gën a ànd ak résultat yéenekaay bu groupe Futur Média ne ba fi coowal Ousmane Sonko ak Adji Sarr jibeeg léegi fitna ga mu àndaloon président Sall daa soppi na muy jiitee équipe ba ci wàllu management tey la gën a may gët ñu ne dossier ku ca ne na ko noonu it fa nga ca toll ak la nga ca def yéenekaay bi jàpp ne tey la gën a wax it ak askan wi mu mel ni yëf yi ak yeewu da caa am fenn fu gëmmoon wàllu politique it gis na ni parti bi APR war na gën a yëngutu te joxe na ci ndigal yéenekaay bi ne looloo waral meeting yi nu fi dund fan yi ci ginnaaw ak yenn ci responsable yi Benno Bokk Yaakaar ak APR ci gox yenn ci Sénégal wàllu politique ba tey xëccoob toogub Ndakaaru Sud Quotidien ne yëf yi dafa mel ni combat bële ya lay doon maanaam wàcc bees ya ndax mbëri yañ fi xamoon ci jamono ku ci mel ni Khalifa Ababacar Sall wala Amadou Ba seeni rëq-rëq ci wàllu politique daa mel ni ku leen ci génne ci rawante gi yéenekaay bi de Barthélémy Dias la nu fi gis jamono yi ci waajal gi ak ku mel ni Abdoulaye Diouf Sarr xëccoo bi nag ngir gox-goxaan yooyee Sud Quotidien dalal ci it politologue bi di Mamadou Sy Albert mu ne muy nguur gi di opposition bi faaw ku ne ci ñoom bis bu nu yeggee ci samp mbër yëpp fii ci Ndakaaru tànne fi doon lu jub waaye ñi nuy tànn dëppoog ñi askan wi bëgg waaye ñoom it mbëri ñu mën a doon kuy faj jafe-jafe askan wu ca ne ak goxam La Tribune moom lu jëm ci wàllu leadership di xëccoo bi ngir ndombaaki njiit ci biir Benno Bokk Yaakaar la am ak njort moom njort ak tasaaro la gis ngir mbootaay gi ci local yi ñëw dale ko Louga Thiès Kaolack Ziguinchor ak Kolda kenn ci conseil spécial bu président Macky Sall Oumar Sow moom ci yéenekaay bi di Source A daanaka yàbbi na la mu guuxoon yëpp mu ne seen biir APR da ca am responsable yu kenn falu leen di am munuk nomination waaye président da leen beral salaire weer wu ca ne baaxee leen ko amit kilifa yeneen yu mu yombalal seeni mbir yu ci mel ni ay jéggal ñeel wàllu lempoog yeneen ngir rek ñu mën a wëlbatiku ñoom it dem jàppale askan wi fu ci mel ni Touba waaye Oumar Sow de dafa tiit sax bu mu gisee ñenn ci ñoom di séddale ay kilo ceeb ak yeneen ca Touba ca moo ne ay tonni ceeb la fa président yónnee ci gàttal moom responsable APR yëmbal bi ne yëf yi du ci président
président moo dul génnee ndimbal ak taxawu gi waaye responsable yi seen bopp ñoo dul jàllale maanaam dañuy daal di ràcc jëme seeni poos ñoom politiciens yi Sénégal nag seen gis-gis soriwul weesuwul seen cati bakkan kàddu la yu Valdiodio Ndiaye membre société civile bu Sénégal ci yéenekaay bi di laas meeting yi fi Benno Bokk Yaakaar doon amal fan yi nag moom ñàkk ñorok politique di maturité rek la ko gisee leneen nu mu gisee moom Valdiodio Ndiaye ba tey ci yéenekaay bi di laas mooy président de la république dafa war a amnistier Khalifa Ababacar Sall ak Karim Meïssa Wade ñu waxtaane coowal garab ak jumtukaayu l'hôpital yi douane Sisir ca Padoua enquête xëy ne gaañaa ngay joxante bal ba rek ku ne naan sa morom yow a professeur Yéri Mbagnick Diop di njiital direction pharmacie ak médicament ne ñoom ci seen bopp ñoo def lu gëstu bi di inspection bi waaye avocat ki gën a ràññeeku ci ni jàpp moom Maître Aladji Diouf la mu gis mooy bagage yi amuloon benn garab waaye ay jumtukaayu kër docteur professeur Diop ne déet amoon na kay ay garab ci Vox Populi Maître El Hadji Diouf xam la ca ne yëf yi du yomb rag ba jeex rek lay doon combat gladiateur ndax dafa gis ne tooñ gi nu tooñi kiliyaanam moo rëy ministre de la santé bi wax waxi crime mu ne ëpp na crime amul ca nag dëkk na leen duñu ko mën a woon fenn mu ne fu nu gis ay faux médicaments libération ne Aladji Diouf la mu fàttee wax nag démb mooy garab amoon na fa ak ay étiquettes yu leer ca dépôt ba ca Padoua ñañ ci jàpp nag libération ne ginnaaw seen ak jaar ci kanamu procureur retour de parquet lañ ci jëlee maanaam ak jaaraat ci waxtu wi di ñëw ba tey ci kanamu procureur capitaine Oumar Touré bu gendarmerie nationale les échos ne ministre de l'armée bi Sidiki Kaba yokk na daan ya tegu ci ndoddam juróom benn fukki fan la ko daal di defal léegi ci wàllu kon kaso gi ca nag la koy yot ci mbir yi sax mooy wàllu dàq di radiation donte foofee nag président de la république ci boppam moo ca mën a dogal ñu ne ginnaaw bu ko conseil d'enquête dégloo ba noppi takk deri Sénégal jàmbaare lool rawat nañu fare ci frontières yi waaye nag terewul càccum jur gi gën a tar ci yooyee frontière ci gis-gisab yéenekaay bi di Le Soleil rawatina mu ne ci département bu Goudomp la gën a méttil mbiri nag ñeel càccum jur googee ñu askan wi lank coopéré waaye sunu frontières yi yaatu lool yaraax lool Matam moom ku moyul fan yi moom it mu yaraax lool ak i ndaw yi gàddaay wutali si capital bi di Ndakaaru Le Quotidien ko fësale ci xëtam bu njëkk ne jamono yi gune yi ñooy xëccoo biis ak mag ñi Dakar Fuuta gi te moo ne de du gàddaaye ngir dem wuti koppar dellu étage wala jàppale askan waaye ñu ne ragal koor ak tàngoor wa fa jamono yi ca Matam am peex la ñuy wut si Ndakaaru lamb ji Ama Baldé Modou Lo taxawagul ndax nag ak yoonal amugu ca ci kanamu CNG waaye Khadim Gadiaga ci sunu lamb di xamal promoteur ba Luc Nicolaï ne ko combat bi moom saison bii dina am sudul ak yow it di ak beneen promoteur Gaston Mbengue moom promoteur beneen sunu lamb ne jëlaat na toogoom ne Don King bu arène bu Sénégal ak juróomi affiche yu mu taxawal guy gi moom ci sunu lamb diggam ak rëg-rëg mu ne terewu ko nelaw benn yoon ca nag su bis baa ci benn minute la koy daan su arbitre di siffler muy dox ci kawam. Savon de Marseille créole seen gamme Opalia ak Kabirex ñoo leen doon may li ci yéenekaay yi. li ci yéenekaay yi xaji san lañ ci àndaloon ñu koy gërëm bu baax a baax mbokk yi foofu la ñu dem ak yéen ci xibaar yi. nest ñu def pàttali ci li ci gënoon a fës. El Hadj Ndiogou Diène. tiis ca Ndar théâtre bii di Mbida turam dëgg di Birahim Siby lañu faat guddik dimanche jàpp altine loolu xewaay waxtu rek gannaaw live Facebook bu mu defoon di ñaawlu iwil bu nu sotti ci stade Me Babacar Seye bi jox coow jamono ji gannaaw ay jàmm dellu si na ca Joyin gannaaw jàppante ya fa woon kilifa yi dëkk ba leeral ni jullit yi ak catholique yi Joyin am ñu benn problème te mosuñu am problème. at ci bésu tey bi nguur gi tàmbalee doxal loi bi tere mbuusu plastique ci réew mi ay nit ñu seen xel màcc ci wàllum environnement gis ay rëq-rëq ci doxalinu loi boobu. mu nekkoon xibaar suba gi ci rajo Futurs Médias El Hadji Ndiogou Diène ne woon ci micro bi Abdoulaye Diop ci machine bi ñu koy gërëm di gërëm tam Yacine Pouy bi nekkoon ci digital bi ci kanam tuuti El Hadji San ngeen di àndal ci seen émission penco jaajëf ci déglu bi ñu yenn jàmm.